asalaamaaleykum chers téléspectateurs u HD TV maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen dalalaat ak jàmm ci seen émission bi nga xamante ne ni moo di les mots de ma société boo déggee les mots de ma société mooy jafe-jafe yi nga xamante ne ni moom la suñu askan bi di jànkonteel ma ciy dalal ki ñuy wax Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Danfakha nekk acteur de développement Cheikh maa ngi lay nuyu. waaw soxna si ñu ngi lay fay di am mbégte ak contentement ci émission bi nga xamante ni tey dañu ci invité ngir ñu mën a tey waxaat suñu xalaat ci li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ndaw mi di dund ci askan bi di am mbégte ak contentement bu baax a baax di leen sant di leen gërëm ci invité bi ngeen ñu invité. jërëjëf Cheikh tey dama bëggoon ñu waxtaanee benn thème bu am solo mais thème bu xaw a sensible aussi mooy la commercialisation de nos jeunes filles tey soo déggee la commercialisation de nos filles sa xel ci lan lay njëkk a dem. waaw xam naa ni nag laajte nga ma laajte mu am solo laajte nga ma laajte bu rëy waaye laajte nga ma laajte bu naqaree tontu waaye laajte nga ma laajte bu neex a tontu parce que quand on parle de la commercialisation de nos filles c'est-à-dire tout simplement mooy jafe-jafe yi nga xamante ni dañ koy faral di gis ci réew mi man ma am ci ay dégg-dégg yu bari fasantikoo yu bari te wute bi ci njëkk tey mooy tey bu yàlla dogaloon yow mi sax ma jàkkaar loolu nga neex a bëgg loolu ma bëgg la loolu tey toll ci bëgg la war laa mën a takk te yàlla tax mag ñi daal di taxaw bëgg ma laa jaay sax laa ko mën a tuddee xëy na baat bi nag dana xaw a diis jaay bi mooy dañuy séentu ci man li nga xamante ni ñoom ba ñuy sëy sax amuñu ko donc mu doon ay jafe-jafe yoo xamante ni daal tey yóbbu na xale yi ci lu bari loo xamante ni war nañ ko xoolaat ci réew mi. d'accord Cheikh ci sa biir wax maa ngi dégg jaay bi mais mën naa ne doom bi nga yar bu jigéen nga def ci moom ba mu màgg defe naa ne yéene nga ko mu dugg fu baax mais dafa am yenn ci suñu ay parents laa ko mën a tuddee tey bu njëkk dañ doon gis que ni parent da doon nekk moom moo nekkoon ki waroon di protéger doomam loolu moo nekk suñu culture loolu la ñu baaxoo moo doon yar doomam te tagal ko ba mu màgg ba mu mën a dugg si néegu sëy doom bu jigéen mais léegi dafa mel ni parents yi contraire bi la ñuy dund léegi dafa mel ni doom boo ko xasee bu jur rek ba mu commencé dugg tuuti rek âge puberté dafa mel ni yow yaay jël sa yaakaar yow wékk ko ci moom lan nga xalaat ci loolu. waaw loolu yëpp tey boo ko xoolee ça veut dire que le mal est très profond quand on parle de la dégradation de nos valeurs socio-culturelles benn élément moo nekk noonu nga teg ko tey sur la table bu njëkk ba ñun bu ñu mosaan suñuy waajur bu ñu mosaan jur seen i doom maanaam seen i doom ñoo leen doon yaakaar waajur du yaakaar ay doomam waaye doom yi ñoo yaakaar seen i waajur c'est-à-dire que saa yi bu ñu jaaxlee dañuy daw nëbbatu suñuy waajur waaye bu ñu demee tey ba nga gis ni tey lépp lu dee ci kër gi bon vous venez de citer l'exemple da ngay gis benn xale bu jigéen boo xamante ni bon si c'est pour me permettre jàngul amul xam-xam amul xëy gontul midi lay yeewu nekk ci kër gi mooy fay ndox mooy fay courant iPhone 12 lay yor wala iPhone 13 bagage boo xamante ni maanaam boo demee seen kër ardoise lay doon bu ñu ndekkee duñu añ c'est-à-dire que dafa day am subaab bi di wax paradoxe boobu noonu tey bu ñu ko étudier en profondeur da ngay gis ni donc la responsabilité elle est partagée c'est-à-dire que tey waajur bi waroon naa mën a xam fu doom bi jëlee li mu koy jox c'est une question capitale mais duñ ko laaj dañuy woy naan ko jërëjëf li kay sa ñàkku ndey la sa ndey ko liggéey li mu daj kay nangam ak nangam di xam xale bi di xam xale bi di xam xale bi di xam xale bi boo xoolee bu yàlla dogalee mu dajek benn waaye ju mel ni man ma koy jël ci biir la tendance se renverse bett nga ma waaw yow nangam ak nangam coono gi ma daj ci néegu sëy sa bàyyi nangam ak nangam après da nga dul comprendre l'enfant se retrouve perdu ngeen baal ma ci kàddu tey boo gisee 70% de nos filles yi jaay seen bopp ci mbedd mi mais c'est dû à la pression sociale quand on parle de la pression sociale nga yan ma man lu ma antanul tey bu ma la bëggee tey ci gannaaw bu fekkee ni gannaaw bi ñu doonee julit wala sax bi ñu doonee aji gëm mais principe yi suñu borom teg buñ ko tegoon foofu tey ñun ñii ñëpp day fekk ñu am ay soxna am ay doom te kenn du mbëkkante kenn du gaañante mais c'est-à-dire que c'est la société qui nous met des pressions yi nga xamante ni duñ ko antan c'est-à-dire que les permis sont devenus les interdits les méfaits sont devenus les faits c'est-à-dire que c'est un monde qui est à l'envers et donc vous verrez que la responsabilité est partagée sur tous les plans mais surtout dafa war a am lu ñuy wax la revalorisation c'est-à-dire que le retour à nos valeurs ancestrales suñuy waajur dañoo war a xoolaat seen bopp xool fi ñuy juree seen i doom ni ñuy yaree seen i doom gone yi tamit jéem a amaat njàngat suñuy waajur donc la responsabilité est partagée de fond en comble man loolu la am loo xamante ni xalaatoon naa ko ci. d'accord dégg nañ bu baax kàddu yi ñu ngi koy rafetlu man sama beneen question bi ma la doon laaj mooy nga defee ne tey bu ñuy wax ji sànq ba tey ñu ngi wax yaay yi mère yi en fait mais jàppaloo ne papa yi tamit am nañ ci part de responsabilité bu rëy rëy ci loolu noonu. waaw xam nga dañu wax ni la responsabilité est partagée quand on dit que la responsabilité est partagée mooy cër la bi nga xamante da nga ci am waajur bu góor bi am ci waajur bu jigéen bi am ci xale bi am ci. waaye waajur bu góor bi tey boo xoolee ni monde bi di doxee ak pression bi góor gi bu xëyee 5 heures du matin daw na uti li mu am moom day dundal su wàccee guddi sonn na tëdd na nelaw
donc c'est la maman qui est dans la maison boo gisee xale yi jigéen ñi ngeen baal ma ci kàddu gi yu bon nii ñu nekkee yëpp seen yaay moo leen di couvrir ba ci ñun ba ñu nekk xale sàccantu yu ndaw yu ñu daan sàccantu mère bi moo ñuy couvrir bu ñu demee nag ba mu ëpp loxo ci la ko paa bi di yëg léegi bu ñu demee ba xam ne fii bu ñu tegul xale bi ñu recadré ko dafay nar a ëppi loxo ci lañ koy wax paa bi fekk boobu fekk na béy woy na mbuus mais boo xoolee donc on peut dire que la responsabilité est partagée concernant les vieux mais à 90% toute la responsabilité repose sur nos mamans parce que ñoom ñooy nekk ci kër gi yaay mooy yar yaay mooy sàmm yaay mooy seetlu yaay mooy xam dëgg xale bi parce que temps bi muy passé ak moom paa bi du ko passé ak moom paa bi saay bu xëyee rek ndeysaan moom mu ngi daw di wuti lu mu am di wuti lu mu leen jox di wuti lu mu leen jox ngeen lekk di wuti lu mu leen jox ngeen naan kon kooku dañ koy jaajëfal léegi nag paradoxalement aussi ku wax lii wax la ca des parfois tu vois des vieux yu nekk ci kër gi yoo xamante ni tamit bon doy na waar trop. léegi ginnaaw ci loolu noonu yow naka nga gisee intervention bi nga xamante ne nii wala li nga xamante ne nii suñu kilifa diine yi wala suñu kilifa aada yi war nañ ko ci def ndax bu njëkk tey jamono ji toll na foo xamante ne nii pour nga takk fi jabar dafa jafe lool ndax tey boo ne bu njëkk dañ doon xool ndax ci famille bu baax la bokk ndax nit ku baax la ndax am na diine ndax am na yar ndax am na lislaam mais léegi dafa mel ni xoolatuñu loolu suñu demee ba tey par exemple suñu ne dañuy jël suñu doom yi ñu ne duñ ko may tëgg wala duñ ko may géwél te par exemple nit bu weex jógee fa la ñëw ñu may ko suñu doom mu nekk parfois sax mu nekk ku gën a âgé ñooñu ne kooku suñu doom foofu tey bu ne woon koo xamante nit ku ñuul la ni ñun bëgg ko def duñ ko may yow jàppoo ne war nañu war a mën a wanaat kilifa yi wan leen waxaat leen wala fàttali leen li nga xamante ni mooy li ñu warloo ak seen doom yi ndax tey toll nañ foo xam ne pour nga takk fi jabar problème la tey na ma yàlla baal mais soo amul boo ñëwee yegsi rek premier jour li ñu lay njëkk a laaj mooy lan lay liggéey. xam nga boo xoolee tey quand on parle de la déperdition voire la dégradation des valeurs socio-culturelles loolu yëpp dafay delluwaat foofu ñu ne ñun duñu may suñu doom tëgg duñu may suñu doom ñeeño duñu may suñu doom pël duñu may suñu doom duñu may suñu doom benn tubaab bu am 70 ans 90 ans jóge fële màgget ba weex tàll ras ñu jël ko xale boo xamante ne day am 18 ans 20 ans ñu may ko mais jarul chercher de midi à 14 heures mais c'est dû à l'argent yaakaar gi ñu am ci ginnaawam kër gi mu leen mën a jëndal oto gi mu leen mën a jox confort bi mu leen mën a teg ci ndóol gi mu leen mën a yóbbu leen ci alimentation bu normal mais loolu kese la donc l'échange la troc la inter-échange la dama jaay suma doom weccee ko alal gis naa ci benn bu doy waar sax nekkati tubaab bi dafa amee sida xamuñu ko yàq àddunay xale bi barkeelu ko ba def li muy def ñibbi ba mu ñibbee mu bindal ko lettre xamal ko ni moom mii kat mu ngi jéggul dafa nekk foofu mënut a am jabar mënut a am doom société bi dañ ko kii mu ñëw pour déverser bilam bàyyil na ko nag kër bàyyil na ko oto bàyyil na ko xaalis mais yàq na àddunay xale bi donc suñuy waajur nañu xoolaat li ñu nekk di def man quand je parle des croyants je parle dans le cadre général dafa am yoo xamante ni benn xeetu religion nanguwu ko plus particulièrement la religion musulmane suñ dee may suñ doom dafa am ay critères yi nga xamante ni moom la yonent bi teg nañu xool ci loolu buñ di jaay suñuy doom mais li métti mooy nga baal ma ci kàddu gi suñuy waajur ba ñuy takk ñun suñuy yaay ñenn ñi ci ay néegu ñax lañ daan fanaan ay matelas pajaas moo amoon man gis naa ci benn mère ndeysaan bu ñu toogee di waxtaan mu ne man seex man maa ngi sant yàlla man samay morom maa ci njëkk tëdd ci matelas mu nekkoon une fierté mais mu doon lu garaaw nga xam ni kon mère yi dañ daan sëyte yàlla tax dañ daan dem ba mu jeex tàkk moo waraloon ñu mën a jur liñ daan jur mais tey il sera très difficile nga gis benn soxna bu ba sañ a taxaw jur ku mel ni Sëñ Tuubaa mbaa mu jur ku mel ni Seydi Hadji Malick mbaa mu jur ku mel ni Baye Niass est-ce que yooyu mënati na nekk c'est une question capitale et pourtant alxuraan dafa wax ni yàlla tànku kanam la am amul tànk ginnaaw attention yàlla bi fi nekkoon démb moo fi nekk ba tey maçon bi daan tabax bu ñëwaatoon tey day jàngi tabax ñi fi nekk dañ koo gën a xarañ téeméeri junni yoon léegi boo xoolee donc sur le plan des infrastructures sur le plan de la technologie les choses avancent mais sur le plan des valeurs les choses reculent donc il y a une interrogation capitale c'est dû à quoi bu ñu demee tey ba góor ak góor am sañ-sañu taxaw di réclamer seen droit jigéen ak jigéen di am sañ-sañu non seulement que ñu sëy di ko fësal mais baatu góor jigéen ñun bañ nekkee gone ba tey ñu ngi koy dégg góor jigéen lu fi yàgg la mais bu ñu demee tey ba góor jigéen yi am sañ-sañu taxaw di dox ci mbedd mi wala ñuy casse wala ñuy revendiquer seen droit sur la base de tout simplement human being les droits de l'homme lañ jëm donc ça veut dire que le mal est profond il faut que ñu taxawaat ñu xool te ñun bu nu ngeen baal ma ci kàddu gi noonu laa ko mën a waxee bu nu ñàkkee fayda ba réew mi nga xamante ni fii la Sëñ Tuubaa jaar Seydi Hadji Malick jaar fi Mame Baye Niass jaar fi Limaamu Laay jaar fi punkal yi mag ñi jaar fi góor jigéen am fi sañ-sañ di fi def mariage di dem ak di ñëw
Fall nañu xoolaat suñu bopp. On a trahi ses vieux, on a trahi leurs croyances. Sëñ Touba disait sur l'un de ses trucs, il disait tout simplement que si ce n'était pas pour les fils d'Adam, je ne passerai pas une seule nuit sur terre. N'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi. Il dit car je suis un nazir ici-bas et dans l'au-delà. wax jooju dafa rëy wax jooju man dafa am fu ma toll mu ne bu dul woon ak ñun doomu aadama yi nee na du def benn guddi ci kaw suuf ndaxte njëriñ la fii ak fan jëm moom dee dafay bàyyi milliards. kan moo dégg ba ñuy miraas Sëñ Touba bàyyi na fi 7 milliards wala 5 milliards bàyyi fi dara waaye bàyyi na fi patrimoine boo xamante ni buñ ci tegee suñu tànk dañuy texe àdduna ak àllaaxira. Seydi Hadji Malick ba mu génnee àdduna kan moo mës a dégg bàyyi na fi 4x4 wala bàyyi na fi kër wala bàyyi na fi ay milliards bu ñu séddoo. mag ñi dañoo jàngoon vivre dans la dignité soo ko laajee tool bi nga xamante ni da koo ñaan lu woon ca Jaksaaw Maodo dafa ne bañu maa toog ci dëkk bi nangu naa toog ci dëkk bi bu dee yow borom dëkk bi mën nga maa jox suuf bu ma bayee di ci dawal sama ñaq di ci dundee sama ñaq xoolal te boobu su ko neexoon day nekk ci kawam di jàngal alxuraan taalibe yi wër ko di ko bëyal di ko jox muy lekk di ko jox muy naan confortablement mais il a préféré vivre à la sueur de son front te alxuraan na ko wax désormais vous allez vivre à la sueur de votre front. Fall mag ñi dañoo amoon ay valeurs amoon ay principes amoon ay doctrines ay idéologies yu dëgër këcc yi ñu doon dox yooyu lañ bëgg a jël nax saayal ko jël xaalis teg ko dégg lu may wax l'avoir sur la connaissance l'avoir au-dessus de la connaissance c'est un monde à l'envers c'est la connaissance qui devrait être au-dessus de l'avoir léegi yooyu bu ñu demee ba di ko xoolaat sa yaram day daw boo koy wax sa day am benn dimension bu ñu lay dugal Sëñ Tuubaa bi waajuram bu góor génne àdduna dañ ko ne ñëwal fi sa waajur bi daanee dooleem nga di ko daan ndax nga am di jóge ci buur di wàcc ci yow. man loolu laa amoon loo xamante ni maa ngi ko ci wax li may wax nag di ko waxaat mooy du xam-xam du judd du maqaama du cër dañoo bëri wax di wax natt bu ñu yàlla nattoo la ñoo am yéene ci askan bi lool suñu yéene nag suñu pas-pas suñu xalaat raw ko téeméeri junni yoon ak suñu doole mënuñu koo jëmmal moo waral parfois ça nous fait mal ñu am benn cri de cœur bu ñuy wax sax dañuy mel ni ku meruñu ñi leen yàlla bindee mais da ngay gis yoo xam ne c'est pas normal un pays à majorité musulman voire 95% musulman bu dee li ñuy wax dëgg la am na yoo xamante ni war nañ koo jommi bi ci gën a ndaw rek suñu néeg yee dàq néegu yàlla ndàngat la nañ ci bàyyi xel néegu yàlla suñu néeg bi ñuy fanaan dàq ko suñu néeg di am climatiseur am moquette am lépp néegu yàlla bi da ngay dugg yooyu di la bëgg rey tàngoor bi di la bëgg rey poussière bi di la bëgg rey bu ñu nax suñu bopp je vous remercie